la xew Derklé yéeme na benn imam moo jiite juum ci aw saar ñaari nit ñu nekkoon ci sàppe yi bàyyi ba nu génn ñu dóor imam ba mu sonn imam ba porté leen plainte yoon teg na ko loxo. doyooñu ndax boo jiite fa ngay juum ci alxuraan bi source a ne seen coow loolu nag tribunal da la mujjee ña jàpp imam ba nag def ko loolu fañ leen a daan 3 weeru kaso yoo xam ne duñ ko tëdd ba pare alamaan leen xaalis waa ma ne leen daal xam naa mooy ñooñu def loolu lañ def l'islam moom santaane wu du diine de ndax imam fa am ay charta shurutul imama fa leer nañ mi ngi ci téere yi képp ku ko matal yaay nekk imam ku ko matalut waroo nekk imam ngeen toog waxtaanee ko moo gën di xeex ci jàkkaak jàpp imam di ko football ak a génnee man daal faa foog na xanaa jiite mi fa xam lu nekk ca suuf faa foog ne fa am lu ca rax de ndax jiite ngir yàlla rek warta jar xeex nag. Thierno Touré maire Sindiaba 2021 OFNAC daf ko épinglé woon ci mbiri ay trafic de faux billets waaw 2024 kon ba démb la ko yoon jàpp BRT fi ñu jaar bus Dakar dem dikk dootu fa jaar loolu mooy décision wu CETUD mécaniciens yi nekk fii ci stade Léopold Sédar Senghor te ñu jëlee leen fa ñooy méttit lu loola waaw ndax fi mu nekk ni jaaykatu xar ya lañ fa teg yow seetal li war a jeex ci école Sénégal yi mooy tuxum cigarette info yi ne kaay ne professeur Abdoul Aziz Kassé ma ngay artu ci cigarette si nga xam ne fañ koy tux ci biir école yi lycée yeeg yi ni mel ñi nga xam ne ñooy xeex wàllu tuxum cigarette mi fa ñoo organiser démb benn cours lépp ngir wax bon gi nga xam ne moom la cigarette bon ak li muy def ci wér-gu-yaramu doomu aadama ngir nit ñi bàyyi ko rawatina ci lycée yi fañ caa yokk nag ne tubaab yi nga xam ne ñooy defar cigarette fa ñoo seetlu na fi mu toll nii liñ doon am ci cigarette ci xaalis ci réewu tubaab yi Europe yi fi mu toll nii bareetut ndax tubaab yi léegi fa ñoo bàyyi cigarette ñu ci tux ñu néew leen léegi nag seen cigarette ñu defar bitim réew ñu bëgg koo andi Afrique jël xale yu góor yi ndaw ñi ñu di ko tux feebar dee loolu waruñ koo nangu. premier ministre la de waaye lu bari ci li nga xamante ni président daan na ko def moom ma ngi koy def fu nu ko def ñu def la ko yëglekaay gi naan man waa APR jóg nañ taxaw nañ temm ci xeex ak ñi nga xamante ni ñoo di gouvernement gu yees gi lee yëglekaay gi naan man Bah Diakhaté mi nga xamante ni moom la ñu jàpp laa la wax ñoom ñëpp jóg nañ taxaw ni déedéet dañuy taxaw nag dañuy résister dañuy xeex ak ñi lee ndax ñu mën a libérer Bah Diakhaté mi le cey jamono ni mel jamono bul buy wëlbatiku yëglekaay gi naan man xawlal ma lii leen daan ñaanaka sànni ay xeer tey jii ñooy ñaanaka sànni xeer yëglekaay gi naan man ñoom waa APR nee ñu rek lu ñu am ak lu man di doon génne Bah Diakhaté leen ko gënal c'est ko yëglekaay naan man ñaali bañ naa gu mat sëkk la ñu woote Macky Sall ak ñi mu àndal Macky dugg na ci xeex bi de dugg na ci géew bi de ña ngay woote résistance moom njiitum réew ma fi woon Sall ngaari Macky Sall mi fi woon njiitum réew askan sunu gaal ne ma ngay woote mobilisation laa la wax bu fatt taraj ngir ñu engagé wu xeex jàppale Bah Diakhaté ba mu libre ci jooju la jamono yëglekaay gi naan maan Ousmane Sonko ngay fuyate waaye di saytuwaat ministère yi convention yi ak finance yi bàyyiwul dara lépp lay xool jooju la jamono Le Quotidien yëglekaay naan maan accès au crédit élevage yëglekaay gi naan maan Bassirou Diomaye Diakhar Faye ci jëmi boppam ma nga bëgg a xoolaat réforme yi fonds yi Quotidien ni ma bul jóg waa APR nee ñu détention arbitraire dëgg lañ ne mekk di waa ji di wóo ci turu Bah Diakhaté mooy ne Adama Barrow président bu réewum Gambie fa génnoon doon daw ak otom ya convoi mu def accident ba am kuñ ca rey faatu ñàkk bakkanam ci accident ba la dépêche yéen a kaay moo ñu ko xamal la mu ñu xamal moom enquête yéen a kaay mooy ne ki fi nekkoon njiit réew bi Guinée Conakry Moussa Dadis Camara boo moytuut fañ koo nar a tëj giir ak dundam te rey gu ñaaw nga xamoon ca stade ba yéen a ngi koy fàttaliku xam nga fañ koo jàpp ba léegi ñu ngi koy attee léegi tey nag atte ba jeex ci xëy du ñuy xibaar naan ñu maire bu Sindia di Thierno Diagne jamono ci ma ngi ci guddi gu bër sidiku la musiba ma bokkumba gu rëy moo aju ci ndoddam ndax dañu koo teg loxo lu jëm ci wàllum scandale foncier journal bi nee na rapport OFNAC bi bokk na ci li tax moom Thierno Diagne ñu daal di koy teg loxo laas yéen kaay nee nañu yóbbu nañu ko sa kasu ba journal bi di bés bi xëy du ñuy xibaar naan ñu maire bu Sindia di Thierno Diagne li ñu koy toppee lu jëm ci wàllum blanchiment d'argent maanaam seetal xaalis bu salté lu jëm ci wàllum faux billets loo xam ne bi ñu ko nattee xayma ko toll na ci 500 millions yéen kaay gi de l'Observateur xëy si Thierno Diagne maire bu Sindia mi nga xam ne jamono ji ma ngi ci loxol yoon blanchiment de capitaux escroquerie wàllum tappale wàllum njuuj njàcc wàllum luubal alalu askan yi bokk na ci li ñu koy toppee yéen kaay gi de Le Quotidien yor xëy du ñuy xibaar naan ñu audit yi nga xam ne def nañu ko lu jëm ci wàllum état financier bu Promise ci 2019 musiba ma bu kumba gi ci am na leen ko yàlla nëbb maanaam képp koo xam ne bañ nga soxol jeex bul jéem a déglu saytu yi nga xam ne saytu nañu ko maanaam ci Promise si jamono ji nga xam ne Yaay Fatou Diagne yore na ko journal bi nee na lu ëpp 666 millions yoo xam ne dépensé nañu ko te jamono ji mënuñu laa wax xaalis ba fan la duggoo yéene kaay gi nee na Promise ak doxalin bi ko Yaay Fatou Diagne doon doxalee am na ci ay journalistes yoo xam ne ñoo ngi leen a tudd ci xaalis ba ay CRD yoo xam ne amal nañ ko si ak transport yoo xam ne financé nañ ko si te ba léegi amul lenn lu ñu génn ci taabal ji ne xaalis bi fii ak fii la ñu ko dugal
dugal am na ci ay ëtt taskatu xabaar yoo xam ne ñoo ngi leen di tudd ci promise di tudd ab xaalis ñu ci mel ni wax Soleil ak waa groupe Futurs Médias ak ñeneen teeb bi nag tàmbale daw diggante Ndakaaru jàpp banlieue bu Ndakaaru ci Géejawaay jur na coow lu rëy ci réewum Sénégal ndaxte muy taximaan yi ba ci waa Dakar dem dikk ñoom ñëpp nee nañu daal gisatuñu seen bopp yëgle kaay bi ne bu dee taximaan yi nag ñu ngay yuuxu concurrence déloyale waa Dakar dem dikk nag seen ligne yi nar a supprimer nag lii daal moo leen naqari Tribune yéene kaay ne bés bu nekk ci géej gu Sénégal diggante Mermoz jàpp Malika juróomi nit dinañ lab ci géej gi L'Info ne tey nag waa STEDEF ne na duñu fasaxaat ak moroom dañuy bank seen yoxo ginnaaw faru seen naataango bi di jàngalekat bi di Alain Kali mbooleem koo xamante ne fa ngaa dëkkoon ci kër yoo xam ne état bi moo ko moom moo xam immeuble taax wala suuf soo xam ne état bi moo ko moom nga jël ko def ko sa moomeelu bopp dëkk fa ci anam goo xamante ne jaarut yoon na la wóor ne su yeboo nga dajale say bagage fas yéenee génn ndax état bu Sénégal fa jóg ngir nangu mbooleem xalalu état bi nga xam ne fañ koo bàyyi ak ay privé ci jamonoy président Macky Sall léegi ko yéen a kaay moo ñu ko xamal enquête yéen a kaay dëggal xibaar bi na nguuru Sénégal fa noppi ngir nangu jëlaat mbooleem suuf taax ay immeuble yoo xam ne fañ ko bàyyee privé bi ci xanam gu jaarut yoon premier ministre Ousmane Sonko moo sàkku li ni mel ni ki démb ba pare yemut fa de Sonko fa sàkku tamit ñu leeral xalalu réew mi finance publique bi fi Macky Sall nekkee président li ko tàmbale benn fan ci weeru janvier 2019 ba fanweeri fan ak benn ci weeru mars 2024 le quotidien yéen a kaay ne kon nag Sonko fa mel ni daal fa bëgg a jàllale Macky Sall ci scanner bi maanaam xalalu réew mi fi ñu ko dugal nañ ko doon doxalee lépp fañ ko bëgg lañ bët léegi ko yéen a kaay dëggal ko na Sonko fay fuye lañ bët xool mboolem ko fi nekkoon ministre ci jamonoy Macky Sall xalalu réew mañ la dénkoon convention ya nga def ci wàllu xaalis ak lépp fañ ko war a leeral ba ci déggoo li nga xam ne fañ koo xaatim ci convention ci wàllu minier liñ fi xaatim ci contrat wàllu pétrole bi liñ fi xaatim ci contrat wàllu géej gi jën yéeg yeneen yi ni mel loolu it fa santaane ñu lañ bët ko ba tey fa caa yokk ne fa bëgg ñu fexe wàllu dund gu cher gi ñu wàññi ko ndax askan wi fa ñoo sonn ñu ne déetawaay wàllu connexion bi internet fa cher fa bëgg tamit ñu wàññi ko révélation yéen a kaay na gouvernement bi fa bëgg a jotaat xalalam ju bëri ji nga xam ne fa sànku ñu bàyyi ko ay privé ci anam goo xam ne jaarut yoon ay immeuble yu bëri tabax suufu état bi mi ngi ci loxo privé bi te xamuñ ci sañ-sañ wala nañ leen ko joxe baaxul l'observateur moom fa wax ay dëggam lim xam ci immeuble taax yu kawe yooyu nekk Ndakaaru te état bi moom ko ñañ ko jox ak nañ leen ko joxe ak lañ cay def ak na yëfee doxee lépp lam ca xam fa ko wax ñi nga xam ne nag ñoom la ñu joxaru baram tuuma mooy gouvernement bu Sénégal ak ñi nga xam ne ñooy parents yi maanaam waajur yi ñoom la ñu wax ne ñooy responsable ci mbir mi yéene kaay gi di Sud Quotidien xëy duñuy xibaar naan ñu am na lenn loo xam ne gouvernement bu Sénégal taxawoon nañ ne dañu koy xeex ci réew mi waaye dañu seetla ji lu jëm ci wàllum sachet plastique yi ndax dañoo waxoon ne bëggatuñoo gis ay mbuus ci mbedd mi waaye nag loolee journal bii di Sud Quotidien nee na le grand échec loolee échec la ndax jamono ji mbuus yaa ngi ci mbedd mi jàbba jonge yéene kaay gi di Réew mi Quotidien ak L'Info ñu xëy fekk fa docteur Abdoul Aziz Kébé nee na gars yi bàyyi leen tux mi ndax tux mi jamono ji li mi rey ci ay nit jéggi na dayoo maanaam cigarette si ak tux mi danger la genn danger boo xam ne maanaam ci wàllu wér gi yaramu askan yu baaxu ci bàyyi leen ko loole nag kàddu docteur Abdoul Aziz Kébé la daan nay wax ne bëri na ci réew yoo xam ne jamono ji usines yi nga xam ne ñoo fay defar lu jëm ci wàllum cigarette seen chiffre d'affaires wàññeeku na bu baax a baax maanaam li mu bëgg a wax am na réew yoo xam ne maanaam wàllum bàyyi tux ga ma nga fay law bu baax a baax waaye nag ci dindu Afrique tux maa ngi mel ni tuleeg màlle ndax ñiy defar cigarette jamono ji dañoo jàpp ne fi ñu ko mën a jaayee muy ci dindu Afrique ndax Afrique ñoo ëpp lu ñuy muqe yéenekaay gi ne nag usines yi nga xam ne ñooy defar tabac nag am na drogue boo xam ne sombi nañu ko tuddee drogue boobu nag bu duggee ci réew mi di Sénégal dina fi def ay njombe ki musiba yéenekaay gi di critique xëy wax ci mafia tappale yi nga xam ne jamono ji moo am ci lu jëm ci wàllum jalis bi tax na ñu baree bari ñàkk ci seen bakkan journal bi de Le Regard xëy du ñuy xibaar nañu ay vampire ñoo nekk ci centre de dialyse yi ndax am na ñu nekk ci biir centre de dialyse yi ñoo xam ne boo dikkee ngir naw ñu faj la dañu lay laaj ab xaalis loole nag li muy jur ak li muy waral bëri ñoo xam ne dañu ci ñàkk seen bakkan journal bi nee na lu jëm ci wàllum insuffisance rénale ak ni ñu koy fajee ci réew mi am na ci ñenn ñoo xam ne dañu ci business yéen kaay gi du Source A xëy duñu xibaar nañu ci Dakar am na benn quartier boo xam ne quartier Derklé nag seen jumaaje jamono ji yëngu na ndax seen jumaaje xeexoo xuloo bu métte métti moo fa am yéen kaay gi de Les Échos xëy duñu xibaar nañu imam bu mosquée Derklé di Abdoulaye Gueye nee nañu dañu ko agressé ñi nga xam ne ñoo nekkoon ci jumaa ji di julli si dafa am ñenn ci ñoom ñoo xam ne maanaam ñoo agressé imam bi ndax nee nañu imam bi warutut a jiite ci biir jumaa ji ndax nee nañu imam bi buy jiite dafay yàq li nga xam ne mooy aay yi maanaam julli gi da koy yàq loole moo tax am ñenn ñoo xam ne dañoo bàyyi ba imam bi jiite jullik fajar ba pare ñu dal ci kawam ñooñee nag bi ñu dalee ci kaw imam bi dafa jël mbir mi yóbbu ko fa mbaxana doone benn yóbbu ko tribunal yéene kaay gi de la xëy duñuy xibaar naan ñu imam bu mosquée Derklé ci Ndakaaru nee nañu dañu ko tabaase dañu ko dóor ba pare wax ko na ko jumaa ji bul fi jiiteeti
trouve que la lutte contre les sachets plastiques est un échec. Deux lois sont adoptées dans ce sens sans aucune avancée. Le Sénégal peine toujours à se débarrasser de ces plastiques. En plus, ces sachets plastiques inondent les marchés comme si aucune tentative de régulation n'a été faite dans ce sens. Et pourtant, nous rappelle notre consoeur Fatou Ndiaye de Sud Quotidien, l'État s'était fermement engagé à faire respecter la loi de 2020 dès l'effectivité de son entrée en vigueur, un moratoire ayant été décidé après son vote à l'Assemblée nationale. Mais depuis lors, rien. Les mouvements et initiatives notés au temps du ministre Abdou Karim Sall, alors chargé de l'environnement et du développement durable, ont sombré dans une véritable léthargie. Et le Sénégal, fortement impacté par la pollution plastique, avait motivé la prise de mesures contre le fléau par la volonté ferme de limiter les dégâts causés par ce produit nocif à l'environnement. Notre consoeur nous rappelle que malgré des batteries de mesures, les résultats n'ont pas été à la hauteur des objectifs appelés plusieurs mois de mise en œuvre, l'État ayant décelé des manquements. Et c'est pourquoi le texte de 2015, jugé peu contraignant, a été remplacé par une autre loi jugée plus coercitive en 2020. Cette loi interdit les produits plastiques à usage unique comme les gobelets, couvercles, pipettes et tout sachet destiné à être utilisé pour conditionner l'eau ou toute autre boisson. La consigne sur les bouteilles en verre devrait être aussi établie. Il était également prévu d'instaurer des taxes sur les produits plastiques non recyclables et l'obligation d'incorporer du plastique recyclé dans la fabrication de produits plastiques. Seulement avant l'expiration du délai retenu pour son application, la Covid-19 atteindra le Sénégal. Et cette pandémie avait été à l'origine d'assouplissement des actions contre la présence du plastique sur le marché. La volonté de l'État du Sénégal à mettre de l'ordre dans la circulation des sachets plastiques. Et aujourd'hui, notre consoeur Fatou Ndiaye trouve que l'État du Sénégal doit prendre à bras-le-corps cette lutte afin d'éradiquer cette menace réelle sur l'environnement déjà suffisamment mal en point avec un changement climatique dont des pays vulnérables comme le nôtre continuent de payer un lourd tribut. Échec noté dans la lutte contre le péril plastique, un autre échec noté également dans le programme 100 000 logements. Selon nos confrères du journal L'Évidence qui nous en parle, le Sénégal se trouve confronté à un défi majeur en matière de logement avec un déficit estimé à 300 000 logements selon le ministre de l'Urbanisme, des collectivités territoriales et de l'aménagement du territoire, Balla Moussa Fofana. En visite au pôle de Daga-Kholpa, le ministre a précisé que chaque année, environ 22 000 logements supplémentaires sont nécessaires, ce qui aggrave le déficit existant. Il considère que le programme 100 000 logements lancé par l'ancien régime a été un échec total sur tous les plans et pour remédier à cette situation, le gouvernement sénégalais envisage de lancer un nouveau programme d'accès à la propriété. Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye jóg na taxaw temm rek ngir càccum jur gi nekk ci réew mi dakk waaw faaw sàmm yi moom am jàmm. Elimani jëwriñ di Ousmane Sonko dal ne fi mu ne nii moom lépp lu état bi moomoon te muy patrimoine bâti de l'état ñu joxoon ko ay privé ñu góor ci alali réew mi lank ne dootuñ ko joxe daan ko càmbar ñu delloo si waat ko bu ko defee moom Ousmane Sonko teg na ci ne dinañ waxtaane waat ressources naturelles yu Sénégal ak halieutique maanaam géej geeg pétrole yeeg renégocier waat dal waaw waa APR takku ne sayu naana boole seeni doole jaamaarloog Pastef nee nañ nañu bàyyi Bah Diakhaté ci condition ci nu mu gën a gaawee sans condition avocat Bah Diakhaté ba dal ne mais Bah Diakhaté joxe na ay preuve gatsa ba tàmbali war na de Khafor Touré dañ koo jëlee ci directeur général waaye xereñam a tax ñu bàyyiwaat ko ci boîte ba mu doon liggéey ngir mu continuer liggéey. am ci mbirum xaru bi nga xamante ni moo am foofee ci diwaanu Louga ab xale bu góor bu nga xamante ni daal daanaka mi ngi woo fi turu Aliou Sow moom nag gannaaw ka nga xamante ni moom la bëggante woon dañ koo daal di maye rek amul nu mu def daal du jël li nga xamante ni moom moo di jaasi daal di koy jam boppam foofii la daal di ñàkkee bakkanam mu nekk nag mbir mu nga xamante ni sax daanaka instant bi féewale na ñaari mbokk yu nga xamante ni daanaka benn la ñu woon mu nekk nag nakat actrice bu nga xamante ni nemmee ko nañ ko démb foofee ca diwaanu Louga mu gëntal ba nag moom moo di moom néewam dañ ko yóbbu ci hôpital bu Louga jamono bi nag gendarmerie daal dina ibbi ab l'enquête. waaxu na it moom Sonko jëm nag ci récupération bu patrimoine foncier ak bâti bu état bi nga xam ne yenn ci ay privé lañ ko jébbal ci anam woo xam ne baaxul jaarul yoon l'observateur naan kon du yomb de la ne ci biir loolu lépp ma ni la dëgër na këte mooy li nga xam ne du yomb waaye tam coowal finance publique bi lañ ca dal ñun réewum Sénégal dara seddu ci salaire yaa ngi yokku intérêt yi ñu teg ci bor yu ñu yoreel bitim réew it mi ngi fii waaye boobaak léegi benn koppar bàyyeekuwul bitim réew diggante février ak mars bi dugg ci gafak Sénégal vox populi naan kon waxtu woowu moom nguur gi day nee
nee na yenn ci convention yër rek secteur minier bi pétrolier bi waaye tam contrat yi ñu amaloon ci napp gi état bi nee na faw ñu saytu leen mooy dëgg l'enquête quotidien naan ko déet moom nguuru Sénégal kay dafa ne lépp lay toj rajax tàmbaliwaat saytu gi de A à Z 2 minutes pour lire l'essentiel mel ni ku naan man saytu gi nañ ci boole Air Sénégal compagnie boo xam ne daanaka juddu weew faatu la ëllëgëm moom daanaka dañ koy dégg rek diggante A319 ak A321 yi mu façon yéene concurrence Delta mu sell mi far yàlla teel a faatu moom assistance au sol bu Air Sénégal boo xam ne màggat ba jéggi dayoo ñàkku kaaraange gaa yi di ko joytu ka nga xam ne mane la mooy pilote bi gën a xarañ ci àddina bu ñëwoon ci Air Sénégal daanaka ñu xeeb ko Sud Quotidien naan kon li ñuy xeebe réewum Sénégal a bari wala xeex bi ñu ne woon dañ koy xeex sachet plastique yi furaas échec bu rëy la ci réew mi Tribune naan kon waxtu woowu nag taxaw gi ñuy taxaw ñu am wopp roñoo des lool ci réewum Sénégal ba ñaxtu gaa ngi tullee fu ne yéeni kaay bi naan man daanaka mafia la rek président bu mouvement national bu dialysé bu réewum Sénégal daal dinay génnee mafia gi nga xam ne daanaka raxas deret lañ leen doye woon ñu jàpp nag deretu dialysé yi di muucu Cissé Sarr xam le ni ab business la buy làqu ci ginnaaw traitement yi ña am woppuk réñoo ñu leen di defal dialyse ñi ngi dund jaxannama goo xam ne faatu gaa ngi mel ni tulleeg maale ci ñoom ñi nga xam ne ñooy def dialyse moom Cissé ci yéeni kaay bi dee média bi ne mafia ak business bi ne ci ginnaaw tax na weeru yàlla sàkk daanaka lu toll ci 2 junni ci ñoo xam ne dañoo am woppuk dialyse di faatu ci Sénégal 2 junni laa ni la ci ñu am woppuk roñoo di def dialyse ñi ngi faatu ci réew mi bal tàkkul sagar xeeñul ñu dëkk ci tànk waxtu woowu ñu ne générateur yi mi ngi fees dell ci réew mi terewul moom malade yi moom dañ leen bàyyee seen bopp daanaka yenn professeur spécialiste ci wàllu néphrologie xooluñ leen sax si se naan coowal dialyse gi nan ci wax ma ne nan ci wax balaa làmbaay di ñaaw ndax nag ñi nga xam ne ñoo am wopp googee ci réewum Sénégal day li ñuy dund daanaka nit sax waru koo yéene ab noonam Sud Quotidien ci point de vue mel ni ku naan daanaka réewum Sénégal day dañuy bàyyi priorité bàyyi la nga xam ne moo nar a jëmale kanam di dugg nekk ci débat yoo xam ne amut bopp amut génn xam ngeen débat borom ñaari tur yi nga xam ne waa bitim réew ñooñu ko bëgg imposer ngir ñu wax ci ñu ciy tardeel suñu bopp loo xam ne diine bëggul du benn diine nag am na ñoo xam ne seeni société bëggul débat boobee ñu bëgg ko taxawal ci réewum Sénégal bitim réew ne par force Sénégal di ngeen ko waxtaane ñu nit Sénégal ñàkk xam tax bañ ciy waxtaan par force fàtte ni ma ni la priorité ci réewum Sénégal day ma nga feneen te sakkan lool tribune yéen kaay naan kon jàppal ñaara ngi bés bu yàlla sàkk juróomi bakkan daal di rot diggante Mermoz ak Malika lépp nag bàyyeekoo ci ay nit yuy lap ñu joxoñ ci baaraam ak tuuma sunu njiit ak waajur yi beneen bi moom moo di Ndakaaru nga xam ne xat na lool ñu war koo désencombré capital bi mel ni grand bazar ñu cay xaar njiiti nag ñu tàqali ñu ak moom lee fa yéene kaay naan kon déet waxtu woowu kay ma ni la sunuy ndaw ñi ngi jëfandikoo xeetu tux gu ne loolu it priorité la di professeur Abdoul Aziz Kassé si yéene kaay bi dem ca lycée Birago Diop ak Jean Mermoz wan xale yi nag tux mu mitti mi ñu nekkee naka la mën a yàqee seenu wér-gu-yaram ndax xam nañ xel ni ñoom ñiy jaay xeet wi ñuy tuxee la ñu doon am bitim réew ca nasaraan sa wàññeeku na moo tax ñoom ñëpp daanu si nan ci Afrique jaamaarloog suñuy ndaw nag fas leen yéen a yàq tey ji yematun ci tux mi ab drogue bu nu woowee zombie la ñu tàmbalee jaay ci bitim réew yegseegul Sénégal waaye bus bi fi yegsee làmbaay ñaaw laas naan kon diggante chicha ak pëf lii day wër na ndomb suñu ndongo yi l'observateur naan kon dafa mel ni suñum réew ci boppam ak jikko yi moo tàmbalee nag suppiku ñu daal di wax itam ci mbirum accident bi nga xamante ni moom moo am foofee ca diwaanu Louga di ab gendarme bu nga xamante ni daal moom mi ngi wëkki turu DK Sané moom sax daanaka ci biir liggéeyam lañ ko daal di fël mu daal di génne àdduna mu nekk nag mbir mu nga xamante ni nakari na loolu naataangoom waaye itam ña nga xamante ni ñoom ñooñee la daal di bokkal moom gendarme bi nag daanaka sax nekkoon ci compagnie de Louga waaye itam bokkoon ci 49e promotion des élèves gendarmes yi nga xamante ni génn nañu 5 octobre 2017 moom sax daanaka daal nañ koy jébal boromam démb waaye itam nag mu nekk moment yu triste yu nga xamante ni nemmeeku nañ ko foofu ca diwaanu Louga dañuy wax itam ba tey rek ci agression wu jàngalekat bii di Ale Kali moom nag sax nekk ab jàngalekat boo am taxawaay bu nga xamante ni daal daal nay ñàkk bakkanam foofee ca kër Modou Ndiaye nekk ca IEF bu Thiès kër Modou Ndiaye nag bokk ci commune bu Thiès Nord moom nag sax daanaka dafa jóge woon ca bërëbu jàngalekaayam di ñibbisi
ca la ko ay sama booy daal di dogale daal di koy jëm baaka mu daal di génn àdduna ki saa si bu ñu sukkandikoo ba tey nag ki directeur école ba nga xamante ni fa lay jàngale mu nekk nag mbir mu nga xamante ni mbir mu nekk surprise ci ñoom la ndax nag ki nga xamante ni moom moo di Alé Kalé bokk na ci jàngalekat yu doon am taxawaay ci dëkk boobee ndax nag ci engagement moom sax daanaka cours yooyee mu doon joxe lenn rek moo ko taxu ñu jóg moo di fexe dimbali élèves yu nga xamante ni seen niveau dafa xaw a baax ngir ñu mën koo renforcer mu nekk itam naka actrice bu nga xamante ni nemmeeku nañ ko ci ay njabootam rawatina magam bi nga xamante ni daal moom li mu jàpp rek moom moo di ñoom ñoo ñàkk ndax seen frère boobee nekkoon nag ku nga xamante ni ku amoon taxawaay ci ñoom la mbir mi nag sax bi mu amee sapeur pompier daal dinay ñëw ànd ak police def constat bi yóbbu néewum foofee ci hôpital régional bu Thiès waaye itam police bu Ngent jamono bii nii moom moo daal di amal li nga xamante ni moom moo di enquête bi waaye itam nag mu nekk ay jafe-jafe yi nga xamante ni bu ñu sukkandikoo ci chef de village bu Kër Modou Ndiaye loolee fréquent na foofu ca gox yooyee ndax nag yenn saa yi bokk na ci seen i ay jafe-jafe am ay oto yu nga xamante ni dafay jóge jasab ngir dugg ca gox yooyee di ay Kër Modou Ndiaye ak li ko wër foofee nag wéet gi mu wéet tax na yenn saa yi à partir de 18 heures dañuy am jafe-jafe ngir mën a dem ak dikk yenn saay sax ñu bëri ñoom dañuy ragal yor ay objet lu mel ne ay téléphone ak yi ci aju moom mi nga xamante ni sax moom moo di professeur boobee di Alé Kalé daal di génn àdduna ci situation ba nga xamante ni bu doy waar la bàyyi ginnaawam soxna ak ñeenti doom yi nga xamante ni ko jege na mag am na fukki at ak juróom jamono bii nag police ibbi na l'enquête am ngir xool ana fan la wànnati di mujj ak gëtëm ñu daal di dem ba tey foofee ke diwaanu Bunkiling Joola daal di wax nag ci foofee benn mburum suuf bi nga xamante ni daal jamono bii mi ngi yëngal dëkk ba ndax nag foofee dafa ci am benn bërëb bu nga xamante ni daal dafa am benn bàmmeelu néew bu fa nekk waral sax itam bërëb boobee dafa amoon ay nit yu nga xamante ni dañ faa ñëwoon bëggoon exploiter bërëb boobee mu nekk nag mbur mi nga xamante ni daal daanaka bu ñu sukkandikoo ci yenn xibaar yi agence national d'insertion et de développement agricole ANIDA ñoom ñoo bëggoon daal di def mbir moomee waaye jamono bi nag askan wi ne leen du ngeen ci dal ndax foofee nag bokk na ci bërëb yu nga xamante ni daal kenn waru koo laal ndax nag ñoom seenub néew dafa nekk mu nekk nag mbir mu nga xamante ni jamono bii mu ngi ci ay loxo yoon ngir xool ana fan la wànnenti di mujjee ak gëtëm ñu wax itam ci accident bi nga xamante ni am na foofee ci diwaanu Saint-Louis mu di ñaari moto Jakarta yu nga xamante ni ñoom itam dañu doon def course loolee nag sax moom moo waral ba ñoom ñaar ñëpp daal di mbëkkante daal di daanu seen bakkan nag daal di fa yem mu nekk nag incident bu nga xamante ni askan wa nakarul nañ ko lool ndax yenn saa yi insécurité bi dafa fës loolu waaye itam ñàkk contrôle ci kaw tali bi waral sax yenn saa yi itam dañ fay nemmeeku jéye ju mel noonu ñoom ñaar ñooy sax daanaka bi mbir mi amee les sapeurs-pompiers daal di ñëw yóbbu seen néew ci hôpital bu Saint-Louis waaye itam jamono bi ñi nga xamante ni rek ñoom ñoo yor enquête bi ñu ngi wéyal xool ana dëgg-dëgg lan moo sababoon genre course boobee. C'est désencombrement désencombrement de Dakar, un autre grand chantier pour le nouveau pouvoir. Bon, déguerpissement sans suivi nécessaire, un éternel recommencement. Explique en tout cas Tribune qui renseigne la capitale à l'image d'un grand bazar. Bon, évitez de bazarder l'information. Voilà ce que fait le peuple quotidien pour terminer. Le journal de parler de prise en charge de la dialyse. Pourquoi faire? Pour nous dire le président des insuffisants rénaux met à nu la mafia. Waouh. De quoi s'agit-il? D'une véritable mafia relevée par le président des insuffisants rénaux. Dans une interview exclusive, l'homme, comprenez, le président du mouvement national des dialysés du Sénégal a mis à nu la véritable mafia qui vampirise la prise en charge de la dialyse. Cissé Sarr a dévoilé le business qui se cache derrière le traitement des insuffisants rénaux. Explique en tout cas le peuple quotidien ce matin. On peut également lire, or les générateurs sont disponibles, mais les malades sont laissés à eux-mêmes par certains professeurs spécialisés en néphrologie. Au nom de qui ou de quoi? Quoi qu'il en soit, Cissé Sarr, président du mouvement national des dialysés du Sénégal, qui met à nu la véritable mafia dans la prise en charge de la dialyse, n'a omis aucun détail pour fustiger ces pratiques qui montrent que la prise en charge de la dialyse est entourée d'un voile noir comme le diable, sommes-nous tentés de dire. réew mi toll waaye lii nag di jar naa waxtaane nag a réew moo xam ni moom heure boo xëyee dégg lu yees peq rek lu mu xee njaw waaye imaam bi nag lu mu def nag mi ngoog
waa gis ngeen li ñu tijjee kii bi de maire Sindia ba de yow ndeysaan kenn yéenew ko nag ndeysaan ndax doomu aadama la te maire la nag dëgg nag askan waa ko fal ñoo jàpp nan ko de ma ne ko jàpp nan ko maire ba jàpp nan ko ay waay maire bu ci dul xalaat lu ne mel lu la neex defal baax na waaw toog ci nguur rek di mel ne yow yaa moom dëkk bi suuf si nga ne lu la neex nga ciy def xaalis bu lu waay loolu mënta ne maire yi damay wax d'une manière générale waxuma ak maire Sindia waxuma ak maire feneen ak feneen dama ne maire bu mu ci man di doon nga toog ci ab dëkk xalaatal ni gaañi ci jëmi boppam dëkk yi dañoo am léegi ñoo xamante ni ay intellectuel lanu dañ surtout boo amee opposant yoo xamante ni ñëpp a jàng nag problème ngay am ndax dañ lay topp jusqu'au bout duñ la may dara sàcc goo def dañ koy feeñal ndax léegi nag xalaa xamoo ni sax yéen maire yi seen jigéen ñaale yi ñoo dàq wax di ngeen di wéet ak ñoom ci ruq def mbir nu génn wasaare leen xool leen li ngeen di def baax na te conseil yi ci bon jëmi boppam conseil opposition bi duñ la may jàmm lépp loo def dañ koy bëggal lañ bët lépp la ñuy leeral te mënoo def dara ci dëkk bi te toogoo ci conseil wax ko xam nga maire mooy koo xamante ni mënut a jekk-jekk ni xaas jóg def dara te toogul ca conseil ba wax ko lu dul alalu boppam waaw léegi nag conseil gaa ñi duñ la bàyyi ci yenn yi duñ la bàyyi ci yenn yi loolu nag moo waral li lu ni mel wax dëgg nag mooy nan ko jàpp nan ko bàjjal xuja yi de jar naa waxtaane waaye yow cigarette moom waaw kañ lañ koy tere définitivement ci réew mi ni bu kenn tuxati en tout cas daal heure bu nu xëyee di gis ñu naan cigarette day def lii day def la waaye chicha yeeg pif yi ci élèves yi yow aw élève nga élève ci jàng nga toll billaahi ku ci bàyyi jàng boo màggee di nga ko réccu ku ci fooy sam jàng boo màggee di nga ko réccu billaahi wallaay asim yow ci am njàng nga toll góorgóorlu woo fexe woo jàng normal ba am li nga war a am normal kenn du la ko yàqal normal te moo ko di foo lenn lu dul naan la ngay tuxi si saaki pif lu loo koy doyee te ku la ci dàq mëy moo la gën a nilaar ku la ci dàq tux si saa moo la gën a nilaar waaye examen balaa yi jàll xoola rek ñi am ak ñi amut doomi peley booy yi nekk di wëyoo ko xoggale ko dara duñ ko am ñun doomi baadoole yi ñooy am ndax ñun dañuy respecté sunu njàng ndax xam na ne sunu mise lépp ci leen ko teg dañu cee parier ñàkk rek waaw am rek mbaa ñàkk waaye doomi borom daraja yi ñoom dañ naan baa yor na xaalis su ma jàngee baax na su ma jàngul baax na seen baay sax tu seen yoon ci am njàngam ba tax lu leen neex def gone yi ci tefes gi duñu ci wax napp lab gi bis bu yàlla sàkk ay gone faatu ci 5 décès par jour diggante Mermoz ak Malika loolu duñu ci wax xam nga li na war a waxtaane ci réew mi daa bari waajur gi bëgg ab dóor daan duñ leen ko defal loolu duñ ci wax waa waajur dóor daan lañ bëgg nag waa gis nga camion bi saaraan dugg ci mairie bi nar na lañ ko namaxi ba ne rajax ci mairie bi gisoo ko yow lii jar naa waxtaane ma ne lii jar naa waxtaane acca kon nag ma lim képp koo xamante ne rek commenté na waaw sama mbokk yi xarit yeeg dëkkandoo yi ñu jox leen dig daje kon ba suba ak jàmm ak salaam yàlla na ko yàlla def ci réew askanu sunu gaal ñu jaajëfal leen bu baax a baax jox leen seen wàcc waaye di leen jox dig daje jërë ngeen jëf. salaamaaleykum sama gars j'espère que vous allez bien. dikkati naa. dalee na jàmm. lu yëglekaay bi xëyee tey ma daal di leen koy yër. Sénégal, bonjour. Chers jeunes de Enquête 221 dal leen jàmm ci li gën a fës ci yëglekaay yi. Mesdames et messieurs, bonjour. nuy naa ñëpp fii laay tàmbali génn ci seen revue de presse teel sa kaas kofe nga guux bala ngay naan bay si mu leexu mox la li xew ci réew askanu sunu gaal gi jërë ngeen jëw halaan bikum mais da ngay seet loolu rek mbaa yéen a nga ca seet ay nag yàlla baax na ñu yendoog jàmm bu suba ak jàmm incha allah yendoog jàmm. C'est tout à vos journaux et très bonne lecture. Mais la ci dong de ci Allah fu ñu jëbati bon que Dieu préserve le Sénégal. ak lu mën a mbokk yi ñu ñaan jàmm te yendoog jàmm. tey lii loolu moom doy na waar di waaye lu mu doy waar buñ fàtte mukk ne suul gaz du ko teree xeeñ dawi taxulaa rëcc parce que Diomaye Sonko te Sonko Diomaye boo paree ma ne la alaaji
si laatit bu baaxee rek ba sama clavier ñu dem ba suba ak jàmm ak salaam yéen a ngi doon déglu seen revue de presse wolof ak Fall Damel jàkkin ci te ñu yendoog jàmm ba ëllëg incha allah